bañ leen nuyoo bi nga xam moo gën a sell ci nuyoo yi mbokk yi amati nañu mbégte gu rëy di dellu si waat ci seen émission jàkkaarloog askan wi tey jii nag seen émission jàkkaarloog askan dafa sol ay dàllam ñëw fi nga xam moom moo di ci cité Lobatt Fall ci technopole bi wuy si wooteeb collectif des ex-travailleurs spoliés de leurs droits loolu li muy tekki moo di kuréel gi nga xam dafa ëmb ñi nga xam ne ay liggéeykat lañu woon yàlla def ñu tas seen société ba fii ñuy daw ci seen i kër ñu fay leen seen i droit te mbir yi te këcc ñoom ñii nag ñooñu fi wootee ñu wuy si leen ñu fas yéene waxtaan ak ñoom par rapport ak jafe-jafe yi nga xam la ñuy dund jamono ji dañoo tas seen i société ba noppi lànk ne duñu leen fay seen i droit depuis 2014 bu ci joonu yàlla tey jii ñu ngi daw ci ginnaaw nguur gi ngir ñu fay leen seen i droit mu të këcc muy ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy dund daan moo soo koy jafe-jafe yi ñoom ñooñu nga xam ne ay liggéeykat lañu naka la ñu tase seen société bañ ko tasee ak léegi ana ci yan situation la ñuy dund kon laaj yi ak yeneen i laaj moom la ñuy fas yéene waxtaan ak ki nga xam moo di Ousseynou Diop waaye laata ñoo dikk ak moom ci ay laaj li ñuy def mooy jox ko kàddu gi mu nuyoo su ko defee ñu daal di dellusiwaat ak moom ci émission bi kon Ousseynou Diop asalaamaaleykum. waaleykum salaam monsieur Ba ñu ngi nuyu réew mi yëpp di jiital nuyoo bi ki nga xam ne mooy njiitu réew mi teg si kilifa diine yi ak kilifa aada yëpp di nuyu aussi tamit mbooleem liggéeykat yi nga xam ne dañoo nekkoon ci 18 sociétés yooyu nga xamante ni tey état du Sénégal daf leen war a ameel ndàmpaay war leen ko jox. loolu actuellement nii mooy sunu problème ñun ñëpp moo ñu dajale fii tey. ñu wax ci collectif bi d'abord muy collectif des ex-travailleurs spoliés de leurs droits. lu muy tekki. collectif bi collectif des ex-travailleurs spoliés de leurs droits maanaam ci olof mooy ay liggéeykat yoo xamante ni dañu doon ñàq pour askan wi pour seen réew ba benn jamono ñu tas société yooyu illégalement ñu daal di wëlbatiku jaar ci yoon. jàkkaarloo ak réew ma muy ki nga xam ne mooy njiit ndax état de droit la ñu ne di laaj seen àq ak seen yelleef naam am na ci société yoo xam ne jox nañ leen ay avance am société yoo xam ne kenn mosu leen jox dara am société yoo xam ne ay privé lañu te privé yooyu aussi tamit je crois que ni kenn ignoré wul ni état dafa war a promouvoir le privé te ñoom comme état de droit lañu yaakaar naa war nañu xam yan yoon ak yan anam la ñu war a jaaree pour ñooñoo tamit wëlbatiku jot seen àq ak seen yelleef. loolu mooy aujourd'hui regroupement wu 18 sociétés yooyu. fukki société ak juróom-ñett. waaw xam naa mënoo lim yëpp quoi mais ñu lim ci quelque. waaw fukki sociétés ak juróom-ñett yi mën nañ ci lim quelques sociétés. bi ci njëkk mooy Sotrac. beneen ak SIAS ci la bokk. AMO ci la bokk. communauté urbaine ci la bokk. Air Afrique ci la bokk. BCEAO ci la bokk. Sotiba ci la bokk. Transplace ci la bokk. et ak yeneen i sociétés yoo xamante ni mënuñu leen lim ndax macha allah bari nañu mais 18 yooyu yëpp ñoo regroupé tey collectif bi toog fii tey. loolu tey bu ñu ko doon xayma ci wàllum nombre ñaata liggéeykat la war a doon. bu ñu ko doon xayma tey ci nombre liggéeykat nekk nañu 8000 travailleurs. maanaam juróom-ñetti junni borom kër. yoo xam tey kenn ku si ne tey fondé nga foyer yor ay soxna ak ay doom. nekk ci biir réew mi di fi yeewoo. waaw c'est quoi le problème lan moo tax ñu jékki-jékki tas seen société comme ça. bon li tax ñu tas que ndax problème mu manque de revenu la wala problème politique la wala. waaw problème mu politique moo ci ëpp. ndax mën naa jël exemple bu mel ni la SIAS. biñ koy tas élection 96 régime socialiste bi fi newoon dañoo perte les départements de Pikine Guédiawaye et tant d'autres départements. ñu wëlbatiku jugé ni li leen gën a ñàkkloo mooy société de nettoiement bi nekk bi ci département yi kon nañu créer la loi 96/06 mooy li installé woon tey collectif commune d'arrondissement yi ñu daal di tas société boobu arbitrairement sans préavis sans lettre de licenciement ñu wëlbatiku topp état bi ci yoon ba nga xamante ni tey état bi war na wëlbatiku ndàmp société yooyu muy préjudice social beneen société bi may wax muy Sotrac. kenn ku ne réeréewoo mbir niñ ko tasin boo xamante ni amul ci àq ak yelleef benn buñ ko teg nañ ko ci doole rek ak lii tey fi tey am na ay crise ci seen ay jumtuwaay maanaam yi seen liggéeyukaay au lieu ñu relever défi bi noo ñu jaar ci dëggaate ko yàq ko pour ay intérêt personnel loolu moom ci ñaari exemple yooyu laa lay jox ci société yi nga xam ne société publique la ñu yàqee ko noonu société privée yi tamit état bi fi nekkoon
donne licence su privé ñu installé ci réew mi jël ay doomu réew mi di leen liggéeyloo ñuy ñàq guddi at bëccëg en un moment donné ni ñu leen joxe woon licence war leen contrôler noonu lañ leen bàyyee ñu xëy dilapider matériel bi jël seen i matériel dama lay jox exemple Sotiba yóbbu matériel bi transféré ko ay Côte d'Ivoire te biñ koy def état baa ngi ni jàkkaarloo ñoom te je crois que état continuité la kon kii fi nekk tey di président de la République responsabilité am la te lu mu ci war a mën a jël taxawee ko da ko war a taxawee ba képp koo xamante ni public nga mu fay la képp koo xam ne privé nga la mu teg loxo ci ñi nga xamante ni dañoo yore loon ñooñu alal ñu fay gaa yooyu seen xaalis. wala moom mu fexe nu mu ko réglé. justement sax ci alal boobu laa bëgg ñu des si. waaw tey jii bu fekkoonte ne ci wàllu droit ngeen toll ci 18 sociétés. ci wàllu droit ñaata leen état bi war a fay yéen. ci wàllu droit buñ ko dee xayma plus de 20 milliards état war na ko débourser pour fay ko liggéeykat yooyu 20 milliards te ëppoon na ko dañ ko négocier waat ak l'ancien directeur de cabinet bu président de la République muy Youm bi nga xam ne tey fi tey moo ngi nii c'est un ministre de la République ministre moo yor ministre du transport ba vraiment mu waxtaanee woon ko ak ñun document yaa ngi nii ak ñun ñu bindante ko ci këyit ñu jox ko premier ministre mu recevoir ñu muy Boun Abdallah Dionne ba mu toogee mu arrêté ak ñun ni Sotrac dinaa leen fay kenn ku ci ne travaillé ne 2 millions ak ay parcelles ñoom ñu accepté principe bi mu ni SIAS dinaa leen fay ci 2 tranches 1 milliard et quelque ñu accepté principe bi mu ni Transplace comme pas amoo dinaa leen fay ci benn tranche ba ñun ñëpp ñu harmoniser d'accord ak yaakaar yooyu yëpp ñu wax ko de façon nationale et internationale ba ñëpp teg ci loolu mu wëlbatiku teg loolu fële mel ni mësul wax loolu ak ay liggéeykat. ñu wëlbati ko président de la République Macky Sall bu yàggul sa barki Dembo Ndiaye fii la ñëw campagne électorale ci Guédiawaye taxaw ni dinaa fay SIAS dinaa fay Ama Sénégal dinaa fay Sotrac dinaa fay lii ak ñii ak ñii mais je crois que ni kon ñun li nu war rek mooy toog di am yaakaar ci waxam jooju moo waxoon ndax jiitu réew la kon lu mu wax rek ñun jàpp na ne amatul luñ ciy wëlbati te am nañu ba léegi yaakaar googu ci moom mais naam nag taal bu tëye boy bor bu ne lañ koy uppee heure bu yàlla sàkk dañuy nemmeeku sunu alal jooju nga xam dañ koo ñàq parce que ñaanuñu ko may moo waayaanuñ ko préjudice social fii lañ ko fekk fii lañ koy baax kon ab liggéeykatu réew buy liggéey ba àgg ci benn étape wax dëgg yàlla état bu demee ba dooleem jeex mënatul état war na wëlbatiku delloo ñooñu ay njukkal kon loolu la ñuy xaar ci président de la république ci ay digéem. kon daal bu fekkente ne ci wàllu information président de la république xam na instant bi seen tawat. président de la république dara réeru ko suñu tawat ndax bi ñuy fay SIAS première tranche boobu il était le premier ministre te bokkoon na ci ñi diligenté dossier boobu ba ñu fay travailleurs yooyu kon amul lu ko réer ci liggéeykat yi yëpp toog fii tey seen dossier xam na lépp. kon social la boo xamante ni tey wax dëgg yàlla ci mi ngi ci beneen mandat bu muy jeexal war na fexe tey far rangooñu liggéeykat yooyu yëpp ci biir réew mi. parce que ñun ñëpp dañoo ànd ak moom ci campagne électorale campagnal ko voteel ko en masse message yeeg yëpp ngi fii ak ñun kon wax dëgg yàlla ñun suñu jaan wàcc na ak moom. li ma xaw a jaaxal ci seen collectif bi dama cee gis public ak privé. waaw effectivement. et quand on parle de privé kooku c'est yoonu état nekku ci. dëgg la kon bu fekkente ne état mu ngi fay ndax dafay fay public fay privé wala privé aussi dañ leen ñoom dañu war a am seen xeexu bopp. waaw loolu ànd nañ ci ak yow ndax kenn ku ne xam na luy dëgg ak lu dul dëgg. état utiliser da ko war a fay. privé ay privé ñoo leen utiliser woon dañ leen war a fay. mais dafa amoon benn moment boo xam ne bi ñu monté collectif bi dafa nekkoon électorat président soxla ko am ay kàngamam yoo xam ne waxtaanoon nañu ak ñoom. ñoo ñëpp wëlbati ko ànd ak moom jàppale ko man yaakaar naa war na fay public bi mais privé bi socialement et moralement war na leen dàmp ñoom ñëpp ñu dem parce que état mën na ko te njabootu état la ñu bu ko defuleet war na mën a teg loxo ci ñëpp ñoo xam ne ay employeurs privé la ñu woon ñu ngi fii ci réew mi yore alalu askan woowu mu teg leen ci yoon ñu fay nit ñi parce que lii dafa yomb nekk ci réew ñu jox la licence nga utiliser ay nit ba heure bu la neexee nga nal leen sànni taxaw fële état di la xool te ñoom ñoo la joxoon licence kon war nañ la wëlbatikuwaat ni la fayal askan wi loolu moo tax ñun aussi privé bi duñ leen bàyyi dañuy ànd ak ñoom di dox ak ñoom di wax ak ñoom pour que vraiment ñu fay travailleurs yëpp ñëpp am jàmm. 2014 ba léegi yéen a ci mouvement. tey jii bu ñu doon def benn genre bilan fan la xeex bi toll. bon bilan bi mën na ni c'est positif pourquoi c'est positif parce que président d'abord li ñu bëggoon mooy moo accepté ni ameel nañu te d'accord na aussi tamit pour fay ñu. loolu xëy na dina am sax responsable syndical central syndical boo xam dina ci ñëw ndax moom aussi tamit bi mu demee bi ñu 1er mai bi d'accord na ni c'est vrai le fardeau est lourd
mais am na ci société yoo xam daf leen yoreel xëy na dañuy tudd yenn société yoo xam amatul sax daan ay Sowadib amatul c'est une société privée mais peut-être formulation yi ñoo dul tegu ci yoon wi ñu war a tegu mais Ama Sénégal Sotrac SIAS mais yooyu société yoo xam ne état du Sénégal moo leen war a fay te ñi ngi xaar aussi mu fay leen te évolution bi am nañu yaakaar lool ni président de la République xelam di génnul ci liggéeykat yi mi ngi wut ay solution pour fay leen parce que le préfet de Dakar waxtaanoon nañu ak moom mu apaiser tempérer situation yi te dox na ci ay jéego tamit pour que président am solution boo xamante ni vraiment mën na ko fayee nit ñi donc loolu amuñu si sax ay xel ñaar mais nag du ñu toog rek ni yàcc il faut ñuy fàttali waxtu bu ne ba heure bu ñuy jot suñu alal ndax nit loo moom waroo ko négliger sa pousse sax bu réeree da nga war a sëgg di yéex ko soog a mën a dem. ñu gis ne teraanga doomu aadama mooy liggéey. nit ki nekkoon ci barabu liggéey kaayam di liggéey ba xëy bés ñu tas kër ga ñàkkul ne boobu ak léegi yàgg na. ndax mën naa xam situation bi nga xam ngeen dund jamono ji. mais calvaire rek la ñuy dund liggéeykat yoo xamante ni dañ doon liggéey. soit muy locataire wala muy borom kër di joxe dépense am yor ay soxna xëy benn bés ñu tas loolu mu taxaw waaye xam nga loolu coono gënu koo metti am na ci njàng yoo xam ne yàqu nañu am na si ñoo xam ne sax ils sont morts ndax stress ak jàngooro am ñoo xam ne seen njaboot dañuy jàkkaarloo ak ñoom ordonnance bu ñu leen jëndal sax duñ ko am ñoo xam ne dañuy yalwaan li may wax dama ko lu yàlla moo ma tiim am na ñoo xam ne actuellement dañuy yalwaan am na ñoo xam ne ñibbi nañu dëkk ba ak pauvreté bu kenn mësul gis ak ñoo xamante ni fii mu nekk nii ñi ngi si biir prison yi kenn xamul lan moo leen fa yóbbu ak ñoo xam ne ñi ngi si hôpitaux yi tey tëdd ak ñoo xamante ni moom kenn mënatul sax mesure dañoo perte sax connaissance actuellement nii dañoo mel na wéradi nañu maanaam donc yooyu yëpp li leen ko teg du dara lu dul ñàkk gu metti ak problème boo xam ne daf leen a bett ak yaakaar gu tas ak nekk ci sa réew di ko ñaq di ko jox sa doole ba toll ci benn jamono ñu politiquer ko rek yàq ko ni la demal toog loolu moo actuellement nii ak sëy yoo xam ne yu bari yu dul jeex yu xaaj yoo xam ne tas nañu donc loolu mooy le problème aujourd'hui. jërëjëf Ousseynou Diop. ñu ngi lay sant di la gërëm. loolu yi kon introduction la rek. xanaa li ñuy def mooy jox kàddu gi Mouhamadou Mbodj moom it mu am loo xam ne amaan dina ko ci yokk parce que moom moo jiite collectif bi tey ji ñàkku na aussi ci la nga xam ni wax nga ko moom amaana am na loo xam war na ko cee mën a yokk kon li ñuy def mooy jox kàddu gi Mouhamadou Mbodj mu am lu mu ci yokk. askan wi ñoo mooy yóbbante. Mouhamadou Mbodj asalaamaaleykum. maaleykum salaam Seydina ñu ngi nuyu mbooloo mi fi toog. kenn ku ci ne ci turam ak santam. di leen masawu coono ndax sonn ngeen parce que ñun ñëpp ci coono bi lañ bokk waaye ñun dañu làq suñu bos di leen masawu coono di masawu coono njaboot gi kon nuyoo baa ngi noonu. Mouhamadou dégg nga li nga xam ne Ousseynou Diop wax na ko fii man fi muy mujjeeree rek fa lay tàmbalee. maanaam situation bi nga xam ne ni yéen ñi nga xam ne ay extravagant nga yéen a ngi koy dund ndax mën nañoo dellu si waat situation yooyu léegi. waaw mën nañ ci dellu si situation bi métti na lool ba fi métti di yem ndax boo seetee ñun par exemple Sotrac presque 25 ans wala lu ko ëpp a ngi nii ñu ngi topp ci gannaaw dossier bi ba léegi dara sottiwul. donc mais avancé nañ leen. maa ngi ñëw dinaa ci ñëw léegi boo ko seetee au fond dafay yàgg te ku ne xam nga jamono ji léegi dafa naqari boo yoree njaboot même ñi nga xamante ne sax ay célibataire lañu ñu ngi ci coono parce que am na lu leen war réew mi métti na méttiwaay boo xamante ne boo xëyul gontuwoo pour nga joindre deux bouts yi day métti parce que bi ngay liggéey en activité nga nekk en activité nga mënut a joindre deux bouts yi surtout bi nga demee amoo xëyoo gontuwoo kon day gën a métti ñun suñu cas da ngay dafa doy waar li nga wax sànq loolu moom dañoo tëj suñu société li camarade Ousseynou wax ci yaama neex rek parce que boo xoolee liste société yi nekk au Sénégal ñi dissoudre leen ñoom ñëpp Sotrac bokku ci loolu man mi leen di wax loolu man maa ci am firnde bu wóor ndax maa dem ba tribunal ànd ak Tarbé Ouattara mi ak Cheikh Mbacké Wade ak Ibrahima Sène ñu toog ak présidente bu mag bi ñu ne ko problème Sotrac moo ñu tax a ñëw Sotrac des sociétés boo dañ koo dissoudre mu ne ñu Sotrac dañ koo dissoudre ñu ne ko waaw mu ne ñu xaar leen mu dem génnee classeur bi nga xam ne ci la société yi ñu dissoudre yëpp nekk mu xool ko ci kaw ba ci suuf Sotrac nekku ci mu ne ñu Sotrac kenn dissoudre donc xam nga ne ñun de lu leen neex la ñuy def ñu muñ ci loolu pendant plus de 25 ans. kon politique la daal. waaw doy na waar trop. ah ñuy xeex nag di xeex ba ñu jox ñu woo ñu en négociation ñu jox ñu avance su
comment dire 5 milliards parce que négociation mi ngi tourné autour de 14 milliards Ablaye Wade ci jamono Ablaye Wade ñu jox ñu 5 mu des 9 yooyu moom la ñuy topp plus de 15 ans ba léegi mënuñ ko jot waaye kii nga xamante moo fi nekk tey def na ci jéego donc ñu ngi koy gërëm di ko sant muy président de la République Macky Sall bi ndax suñu camarade secrétaire général mi ngi ni toog Seyni Mbaye Ndiaye su ma paree dina jël parole mu expliquer leen 1er mai bii rek li mu ci def comme ni ma la ko ci dossier yi ñun taxaw nañu di xeex à ce que ñu fay ñu suñu xaalis waaye am nañ buntu boo xam ne fa lañ téye fi ñu toll ni ndax suñu dossier avancé na pour que travailleurs yi toog fi ngeen xam loolu yéen ñëpp dossier Sotrac yàlla dimbale ñu tey ñi nga xamante ñoo ko yore am na avancement bu ci ne man maa leen ko wax avancement bi tollootuñ ci jamono négociation dossier bi dañ ko négocier ba pare. kon bu ma fekkee dégg naa wax ji kon dafa mel ni que waxtu bu nekk mën nañ leen fay seen i droit yéen. fi ñu toll nii tembe xaalis bi ñu leen amee loon. en tout cas avancé na avancement bu métti sax. ndax fi ñu toll nii. ndax présidence lañ toog. Oumar Youm ancien directeur de cabinet du président de la République Assane Diop ministre conseiller Momar Samb ak ñun ñu toog présidence kayit yaa ngi nii ñu négocier ba pare ñu defar document bi présidence lañ ko defaree mi ngi nii Sotrac moo nekk en tête collectif bi ko jiite kan la Talibé Ouattara moom la ñu def turam fii donc ñun tey jii président wax na ci ñun ci 1er mai bi Seyni Mbaye Ndiaye muy seen secrétaire général sunu secrétaire général central bu ñëwee léegi dana ci wax li le président wax man du ma dugg ci détail yooyu parce que moom moo demoon présidence moo toog ak président de la république moo ko jox cahier de doléance bi ñun li ñu war ñu ngi koy def depuis ñu dox teg dossier bi suñu loxo ba fii ñuy wax amul fu ñu demul boo gisee président taxaw Guédiawaye wax ci Sotrac ñëpp di ko dégg ñun ñoo toog ak Racine Talla comme ñu ne suba la meeting de clôture bi Racine Talla comme tey la ñu recevoir ak guddi ñu toog presque 3 heures du matin lañ taxaw lañ paree ak moom booba temps ñu bëri ngi tëdd seen lal di nelaw ñun ñu ngi tali bi ci sedd bu métti bi di négocier waaye tey jii Seydina Omar dafa am lu ñu jaaxal ñun suñu dossier bi yéen Sotrac dama bëgg ngeen am fulla ak fayda ci seen bopp ñun ñii ñëpp nañ am fulla ak fayda ndax dossier bi mi ngi waaj a aboutir am na yàqkat yi jóg na pour yàq ko duñ ko d'accord tey man de sama bakkan laa ci teg man sama bakkan laa teg ci dossier bii ku may rey ci dossier bi nga may rey ku may gaañ ci dossier bi nga may gaañ. yàqkat maanaam. ay yàqkat jóg nañu dem nañu bind agence judiciaire de l'État bind nañ agence judiciaire de l'État agence pour mu recevoir leen agence judiciaire de l'État recevoir na leen ñu ne ko ñun dañoo ñëw pour ñu dañoo bëgg a négocier directement ak état bi. agence judiciaire ne la yéenay ñan ñun ñooy groupe waa Jëppal ànd ak Abou Thioye mais ñun tollootuñ ci négociation dañoo négocier ba pare montant moo fi nekk ñu jox ñu acompte mu des acompte loolu des moom la ñuy laaj. ñooñu aussi ay liggéeykat lañ ñëw it. Sotrac lañ nekk te loolu 2638 personnes yi nga xamante ne ñu ngi ci dossier bii. ñu ngi ci biir ñoom ñu ngi ci biir tey jii bu ñuy convoqué ñun ñoo toog ak premier ministre ñun ñoo toog ak Oumar Youm ñun ñoo toog ak Moustapha Diakhaté ñoo toog ak autorité bu nekk ci réew mi rek ñun ñoo toog ak moom donc l'agence judiciaire de l'État warul chercher de midi à 14 heures ñi nga xam ne ñoom la war a waxal interlocuteur valable bi mooy Talibé Ouattara mi ànd ak collectif am mbooloo mee ko fal bu fekkee ne falu leen ko ngeen wax fi solennellement ne falu leen ko ñoo toog relais ay organiser assemblée générale travailleurs yëpp toog y avait 1700 et quelques travailleurs ñu ne collectif bii ñooñu doy ñu woo huissier bi ñoo constaté ko mu entériné ko bëccëg du guddi du bëccëg la ñun ñëpp ñoo ko defandoo ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon bu njëkk ñoo démissionné muy Abou Thioye moom mu ne parce que Abou Thioye ci collectif bu njëkk bi nga xam ne dañoo négocier 14 milliards ci la bokkoon moom protocole bu moo ñu gàllankoor ba léegi ñoom bi ñu koy bind ñu ngi toog bañuñu dañoo ànd ak ñoom ba en ce moment avocat bi defar ko 300 millions ci suñu xaalis te ñun amuñu woon avocat ñoo xeexal suñu bopp ay grève de la faim ak yu kan xamul waaw tey jii
ñu bëgg a taxawaat parce que dossier baa ngi aboutir taxaw ne ñoom ñoo fi doon ñoo def nangam ñoo def nangam duñ ko d'accord tey duñ ko d'accord ëllëg suñu bakkan lañ ci teg. askan wi ñoo ma yóbbante. léegi li ñuy def mooy dalal Seyni Mbaye Ndiaye moom mooy ndeyteef UDTS force ouvrière Seyni mag ñu ngi lay nuyu. waaw Cheikh Omar ñu ngi lay fay ñu ngi lay nuyu yéen ñëpp si turu central bi nga xam ne depuis ñaari at a ngi nii ñu ngi liggéey ak le collectif central bi nga xam ne mooy Union démocratique des travailleurs du Sénégal force ouvrière waaw. Seyni sama laaj bu njëkk mu ngi jëm ci évolution dossier yi parce que 1er mai ñàkkul ne am na cahier de doléance boo xam ne jël nga ko daal di koy jébal njiité réew Macky Sall. waaw te je pense bien que ne ci cahier de doléance yooyu la doléance yi ngi ci dëxëñ bokk na ci problème collectif bii mu bëgg a xam évolution dossier bi fan la toll instant bii nii évolution dossier bi. waaw comme ni ma ko waxee rek xam nga ñun en tant que central lu mat ñaari at a ngi nii ñu ngi liggéey avec le collectif ñaari at yoo xam ne ñu ngi def ak ñoom AG ñu ngi xool yan voies et moyens fa la ñu war a mën a jaar pour que le gouvernement du Sénégal mu mën a jël en charge mais li nga xam ne mooy seen problème ginnaaw bi ñu discuter ak ñoom ginnaaw ñoom mi nga xam ne discuter nañu ak ñi nga xam ne ñooy autorités yi muy premier ministre muy ministre yi muy le président mais li ma si mën a tënk mooy bi nga xam ne ñu ngi jëm si élection yi président Macky Sall moo jël engagement mais solennellement ne moom problème yi nga xam ne moo am mais sur le collectif passif bi mais moom dina ko fay loolu discours la campagne la woon mais aussi yaakaar nañ ne nekk na problème boo xam ne mais qui lui va droit au cœur moo tax bi jëm 1er mai boole nañ ko si li nga xam ne mooy les points centraux bi demee posé nañ ko mais président aussi am na lu mu si wax lu leer ñu loo xam ne vraiment am nañ si confiance nee na problème bi nga xam ne mooy le passif social nga bari woon na aussi yeneen centrales yoo xam ne posé woon nañ ko fa nee na passif social bi nañ ko seen en deux am na ñoo xam ne c'est le public bi la ñooñu état moo lay ameel xaalis waaw public bi nee na ñu mel ni Sotrac SIAS ancien Soadib tout concert ak yeneen entreprise ñoo ne nee na ñooñu état nekk na si ay dispositions pour fay leen loolu moom il a dit très clair nee na nag am na entreprise yoo xam ne secteur mais privé lañ bokk état bi dina jéem a waxaat ak employeurs yi ak ñi nga xam ne mais ñoo yor dossier boobu pour mu jéem am lu mu si def. mais ginnaaw loolu nee nañ ko ñooñu. bu fekkee ne état day xaar ñooñu. dossier boobu du am suite ñun dañ ko ñaan en tant que le président de la République nga xam ne moo jiite Sénégalais yëpp moom mu jël si ay mesures sociales parce que ñi nga xam ne ñoo composé ces entreprises là dañ nekk si ay difficultés yu méttee métti. mesure sociale maanaam. ay mesures sociales mu génnee benn ndàmpaay boo xam ne da koy teg si loxo travailleurs yi nga xam ne ñoo nekk dans le secteur du privé bi comme ay Sotiba comme ay Ecotaf ak yeneen entreprises yi mais ñi nga xam ne daal mooy nekk entreprises yi nga xam ne si secteur public bi leen bokkoon muy Sotrac ak yeneen entreprises yi loolu président moom jël na ay engagement te yaakaar naa ni mu jëlee woon engagement en campagne premier aussi jëlaat na engagement bi nee na nag. ñoom actuellement mais lan moo ko retardé parce que premier mai. non c'est-à-dire boo xoolee ñun li nga xam ne moom la ñu mën a comprendre rek mooy le président Macky Sall bi ñu ko falee ak léegi bi nga xam ne moom la defee son serment matagul 3 mois donc actuellement ministres yi actuellement toogaguñu toogaay bu dëgër man am naa yaakaar ne bala ñoo dugg tabaski bi incha allah. am naa yaakaar ne mais dina si am ay solution mais nag li ñu def nii nag baax na si pour que ñu fàttale ko xam ne ay digale yoo xam ne moom en tant que président moom moo ko wax ñu fàttali ko mu xam ne ñi nga xam ne ñoo ko moom dañu am ay problème
dañu am problème sociaux yaakaar naa ne ñi nga xam ne ñoo fi jaar expliqué nañu wax nañ ko problème social yi nga xam ne mais ñoom la ñuy traversé. jërëjëf yaakaar naa ne président bi conscient na si loolu. te dina ko saafara. waaw askan wi ñoo ma yóbbante. gannaaw kàddu yooyu nga xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di Serigne Mbaye Ndiaye moom moo jiite UDTS force ouvrière dañ fiy dalal ki nga xam ne moo di Talibou Ouattara moom moo jiite collectif des ex-travailleurs bu Sotrac Talibou dégg nga wax ci. waaw fi Ousseynou fi Mouhamadou Mbodj jeexalee rek fa laay tàmbalee dafa mel ni que seen liggéey ngeen ko ba mu commencé sotti waaye dafa mel ni que dafa am ñeneen ñu jóg bëgg cee xëpp suuf lan mooy problème bi. enfin salaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi di leen remercier surtout si li ñu ñëw fii parce que compte tenu de la situation que nous vivons ñu bare dañ nekk fi mu nekk nii si situation de léthargie donc bu duñ mobiliser ñëw fii vraiment j'ai à les remercier de leur présence ici. si tontu bi nga pour tontu nag li nga wax nii camarades yooyu nag moom pratiquement ñoom seen position boobu daal c'est un peu ambigu pourquoi parce que ñoom seen bopp officiellement ñoo wax ne jébbal nañu affaire bi dañ ko lijjanti problème mu Sotrac ñu boobu maa ngi woote AG bi au relais route de Ouakam ñu indi UC mu constater les déclarations yi ñu def foofu donc bu ñu ñëwee ba tey jii parce que le président s'est prononcé sur notre cas au niveau de Guédiawaye rek ñu gis nécessité def autre chose wala am un comportement fractionnel de dire que ne c'est un peu ambigu lan moo tax loolu nag man vraiment xaw ma ko réellement parce que affaire boobu mi ngi manifesté wu juste ça doit faire 1 à 2 semaines bi boobu wax léegi. seen dossier avancé na ko. suñ dossier avancé na d'ailleurs man si loolu laa gën a bëgg a appesantir parce que xam nga ñun quand le premier ministre s'était prononcé sur notre cas bi mu ñu recevoir à la primature ça a suscité beaucoup d'espoir si ñun le silence bi si topp moo tax ba tey ji vraiment nit ñu bare découragé donc président bi mu reprendre presque les mêmes propos que lui parce que moom il a parlé d'un plan social bu muy accompagner les travailleurs de l'ex-Sotrac bon ça a encore ressuscité en nous l'espoir qu'on avait perdu donc lii damay wax ne c'est une façon pour nous de nous rappeler au bon souvenir du président de la République pour mu xam ne ñi nga xam ne ñoom la waxoon ni mu la joxul defal digal en mars ba léegi ñu ngi toog di ko xaar et que dégâts yi ba léegi mi ngi continuer si ñoom parce que xam nga ñun quand on a perdu nos emplois dañu suñu charge musul changer suñu charge au contraire dafa obéré wu parce que pourquoi parce que nos enfants ont grandi nos familles se sont élargies et situation bi da gën a précaire ci ñun donc situation moom lañ toll stress boobu ñuy nekkee nag ça fait que aujourd'hui les gens continuent à mourir comme des mouches mais moom dafa susciter espoir ci ñun espoir boobu mu susciter ci ñun ça s'est manifesté à mon niveau si ni ma déggee gars yi souvent il m'appelle dañuy communiquer ak man damay gis koo xam ne daf may woo dans la semaine même de la communication bi ma am ak moom il passe à trépas day décédé c'est-à-dire c'est des gens yoo xam ne espoir boobu rek moom lañ dese woon quand il voit que ne affaire bi ni mu ngi tirer en longueur compte tenu de la situation physique bi ñu toll souvent dootuñu am résistance bi tax ñu des donc les camarades continuent non day fay yàgg même entre dama li ma lay wax nii c'est entre moom ba mu déclaré ak léegi bi mu déclaré ak léegi presque mun naa wax ne c'est un nombre assez important de camarades yoo xam ne dañ décédé loolu mooy sama première préoccupation parce que ñooñu ils sont partis sans réaliser seen rêve moo di au moins jël seen alal boobu nga xam ne toutes nos familles sont au courant ñu au moins ñu am force boobu ñëw ce plaisir de leur montrer que ne ñoom ils ont servi à quelque chose ils sont passés comme ça am na ñoo xam ne aujourd'hui ils sont alités espoir boobu ba léegi mi ngi leen di téye donc je may fàttali président que ne wax boobu mu wax li mu suscité si ñun en comme espoir na fexe ba moom bu mu nekk désespoir mënul dépasser même retard bii rek déjà ça fait des dégâts extrêmement importants à plus forte raison nag bu fekkee ne loolu daf ko waxoon pour ndax jo waaw damay tàggoo rek ne wax ne moom si vraiment waroon nañu jàppale régler suñu situation bi parce que moom am nañ yaakaar si moom lan yaakaar boobu nag yàlla bu mu ko yàlla tas. askan wi ñoo ma yóbbante. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam man na Ndiogou Sokhna je suis le représentant des ex-travailleurs de la Sotiba. dama doon bëgg a wax rek pour andi un éclaircissement parce que information dafa war a leer li may wax nag dafa concerner le président de la République en premier et ensuite le premier ministre
li may wax ni son importance moom mooy que ni Sotiba président il paraît que tudd na ko ci interlocution bi mu doon def lim ci doon wax nag dama ciy wax loo xam ne nii lu bariwul la Sotiba mënuñu ko considérer actuellement comme une société privée parce que président de la République damay wax ni le gouvernement du Sénégal moom moo jël responsabilité signer un protocole d'accord ak un directeur général Jean-Marc Secondi pour un projet de délocalisation dem yóbbu ko kawoon après échec mu signer un nouveau protocole d'accord ak Serigne Mboup CCBM tuddee société bi Domitexca ce protocole d'accord là moom moo lié l'État du Sénégal ak Sotiba le premier ministre bi mu ko waxee dama ko jël jox ko le protocole d'accord mu lire le protocole d'accord dafa wax ci kaw li may wax du français wolof la wax état bi warul woon signer lii loolu nag mënul tekk leneen lu dul que ni état bi dafa engagé wu ci Sotiba dama wax ne nekkuñu dans un secteur informel dañu nekk dans un secteur formel dañuy signer des accords dañuy signer des conventions dañuy signer des protocoles d'accord l'État du Sénégal moo signé un protocole d'accord entre les travailleurs de la Sotiba ak seen représentant les travailleurs de la Sodexo ak seen représentant un repreneur ak son gouvernement représenté par le ministère de l'Industrie à l'époque le ministre était Abdoulaye Baldé damay wax le président de la République ne ko soo amul information yooyu va voir le premier ministre il a les dossiers parce que jox nañ ko ci loxoom ñun public la ñu bokk yaa ñu ci dugal parce que yow dama ne ku doon nit doon ay borom nit ñi dañu sonn yaa ñu wax ne rek ñuy fay et c'est là depuis bi ngay wax en conseil des ministres xam nga mbir mi nekkul ay problème xëccoo wala problème mu chantage ñun au départ dañu ñëw waxtaan parce que dañoo am un problème dem nañ fi ñu war a dem. néewal nañu doole ñu ñëw ci moom mi nga xam ne mooy ndeyu mbi ji mooy borom réew mi ñu ne ko dañoo néewal doole ci li jàpp ci s'il pense que ni ay mesures sociales moo mën a régler problème il n'a qu'à le faire ñun defuñu ludul wax suñu jafe-jafe mais daal seen droit ngeen soxla ñu fay leen ko. mais loolu lañ bëgg bu ñu néewalee doole bu mënuñu ko jox yàlla jeexul. askan wi ñoo ma yóbbante. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuy di leen gërëm di leen sant. man danaa wax ci 3 points premier point bi. dama bëgg lancer un message au président de la République dinaa wax ci pulaar comme bu xal pulaar la comme man deuxième point bi mooy dinaa wax notre cas nous les ex-travailleurs de la société Amon SA maa ngi tudd Mamadou Sadio Kouta j'ai fait 18 ans à la société ñun ñoo Amon bu ñu jógee foofu on était presque 260 ñoo xam ne gaañu nañu kenn xamatul seen affaire léegi nul na on a des gens yoo xam ne xamatuñ fu ñu nekk ni voyagé nañu ni tasaar na gis nga nous sommes 3 ici waa Amon 3 rek ñoo fi nekk te bu ñu tuddee Sotrac comme que cas bi cas 18 sociétés yoo xam ne nous sommes concernés bu ñu wooyee Sotrac man am naa droit neen man war ma wax ci suñu cas société. yéen seen société privée la wala publique la. société parapublique. société def nag actionnaire. société boo xam ne état def am banque de l'habitat ci état la bokk. BHS ci état la bokk. état du Sénégal am na fa actionnaire état dafa jël action ci boppam. banque jël action ci boppam. BHS banque sénégalaise banque état la. Diallo Diop privé la. Rikiti moo jël 50%. C'est une société boo xam ne ay actionnaire lañu ñoo dajoon mais état moo créé même kër gi état moo jënd kër gi jël ay actionnaire bokk ak moom. ñu ngi nuyu Macky Sall di ko ñaanal jàmm duñu xamal ñun ñëpp ay njabootam lañu di société yëpp ñun ñëpp ay borom kër lañu ñu ngi uuf suñu njaboot ñu ngi tumuranke am ñoo xam ne amuñ sax kër ñu ngi ci luwaas la ñu nekk. seen retraite sax demeewul noonu mais lii dafa yàgg 98 ba léegi ñu ngi caw ci gannaaw affaire yi am ñoo xam ne dem nañ ba découragé bay mais lu nekk ci loxo yàlla rawul jërëjëf ñu ngi koy ñaan en tant que justicier le président njaboot sénégalais yëpp mu def ci xel ci cas bu mel nii. jërëjëf. askan wi ñoo ma yóbbante. camarade boobu ñu wax muy Abou Thioye Cheikh Mbacké Wade Lamine Gueye Malick Niang li tax turu
Moustapha Diagne nekku ci parce que boobu moom dafa nekk Thiès ci biir salle bi maa ko téléphoné mu ne ma jéem lu ngeen def ànd naa ci këyit baa ngi nii ñoom ñoo ko signé ñun juróom ñëpp ñoo signé protocole d'accord bi nga xam ni moom la yoroon mi ngi nii moom Moustapha Diagne moo ko signé man ma signé ko Abou Thioye signé ko Lamine Gueye signé ko Lamine Gueye signé ko ak Malick Niang gis nga 5 signatures yi donc ñoom ñoo démissionné Fall Talibou Ouattara ak ñi mu àndal donc loolu tey jii suñu wàññi koo ni ñoom reconnaître ñu kooku affaire bi dafay jaaxal kii baa ngi ni mën naa la ko jox nga lire wala nga photocopier beneen bi lettre bi moom moo ko bind ñu adressé ko Babacar Ndiir kayit bii nga xam ne Babacar Ndiir moo ko defoon Babacar Ndiir moo ni Mbaye Gueye amatul droit représenté ñu te tey moom ci biir combat bi ci la trahiré dem ànd ak Mbaye Gueye su fekkoon ne armée la dañ koy teg ci pato dóor mu daanu beneen bi mooy léegi loo daanele heure bi jot na li may daanele mooy Abou Thioye ak Moustapha Diagne du man maa leen tuumal de Babacar Ndiir mi ma doon tudd moo toog Sud FM daal ni yéen ñaar li ngeen di wax li ñu leen fay du ngeen ko wax li koy preuve que man samay bulletin ngi nii sama bulletin yi fay ngi nii ñaari bulletin yëpp a ngi nii ñaari sec yëpp a ngi nii su fekkee ni ñoom nag mën nañu weddi loolu tuuma jooju leen Babacar Ndiir wax na indi suñu bulletin man yi parce que maa leen ëpp lu ma war a fayeeku parce que ñoom ay receveur man receveur la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu askan wi ñoo ma yóbbante. bismillahi rahmaani rahim gannaaw bi ñu sant yàlla subhaanahu wa taala jul si yonent bi man Sotiba man laa doon liggéeyee li sama camarade Ndiogu wax rek man laay wax président na nga xam ne waa Sotiba joxoon nañu sunu dossier premier ministre Ndiogu sunu camarade li mu ci wax lépp moom mooy loolu nañ ci dimbali Sotiba du société privée donc buñ ko boole ak société privée yi te même sax bu dul loolu sax moom président war na tëddee njaaxaanaay war na boole ñëpp fay bu mu xoole ñii ay privé lañu ñii ay public lañu na boole ñëpp fay loolu moom mooy yoon parce que moom mooy le président de la république moo ko waxoon yaa ko jëloon engagement ci campagne électorale bi kon boog gor boog sa wax ja rek. askan wi ñoo ma yóbbante. salaamaaleykum wa rahmatullah man fi ma taxaw nii maa ngi représenté waa communauté urbaine fii ma taxaw nii Babacar Gningue moo fi daan taxaw yàlla na ko yàlla yërëm te yéexe ñu parce que yàlla dafa def yàlla da ko jël man ak Samba Fall mën na ñu ñoo ànd pour défendre les causes de la communauté urbaine nag li ñu ko amal état bi xam na ko foofu damay interpeller Seydou Diouf pour ne pas dire Seydou Tall moom mi nekk à la présidence ñoo bokkoon communauté urbaine këyit bii boo ci jógee du sax yàgg le président a dit qu'il va payer nee na dina fay kon ñun ñii ñëpp ñu ngi koy déglu fii ay xale nekkuñu fi ay responsable de famille ñoo fi nekk des gens yoo xam ne ñenn ñi dee na ñenn ñi seeni doom jàngatuñu nee nañu arxuraan sax ñëpp day seen doom dem na arxuraan parce que mënatuñu am ci école bi dara donc tu avais donné des actes fiable ne di nga fay ñun ñëpp ñu ngi lay déglu fii ay xale tooguñu fi ay magum jëmm la te ñoom ñoo yor seen kër yaa ngi joxe ay bourse sociale yoo xam ne ñu ngi koy jox tekkewuñu dara alors que travailleur yaa ngi nii nga deflaate leen te joxaguloo leen seen xaalis boo amee xaalis boo joxe ñii nga ko war a jox parce que ba léegi ñoom ñoo yor seen famille da ngay dem si benn kër kenn du liggéey mag ñi ak pension bu bon bi ñu yor ñoom ba léegi ñoo yore seen famille donc retourne xoolaatal sa bopp am na nu muy demee bu doon waajuru ñëpp ñu ngi dund ba léegi xëy na di nga am looy def il est temps que nga fay ñii seen xaalis parce que nous sommes fatigués xale yi jàngatuñu ménage yi ñu ngi tas ñaata nit ñoo dee en attendant lii stress boo xam ne yëpp ñu ngi xaar di yaakaar ba dee il est temps que nga génne la tête haute si sa 5e mandat bi. askan wi ñoo ma yóbbante. man nag damay wax ci en tant que l'agent le plus ancien de la SOTRAC j'ai été engagé le 4 juillet 1962 donc waa RTS ñu ngi fi 62 ba léegi yàgg na mais attiré nag le monsieur le président de la République son attention que ay sexagénaires ñoo fi nekk ñu embauché leen depuis 1962 boobu SOTRAC sax amul donc maa ngi attiré président de la République mu xam ne ay mag lañu te SOTRAC ñu ngi wax ay 60 morts ñun ñu ngi ci plus de 600 presque morts ak 53 malades mentaux donc loolu rek doy na waram xel ci gàttal daal ñu ngi ñaan président de la République li nga xam ne moom la ñu yeewoo moom kon nañu ko jox. askan wi ñoo ma yóbbante. maa ngi leen di gërëm di leen sant mbooloo mi maa ngi wax ci turu Afrisen armement frigorifique sénégalais bi nekkoon port société parapublique la état beek moo moomoon bateau yi moo dissoudre société bi jaay bateau yi
dama ñaan président de la république ñi muy dédommagé terre bi ñi nga xam ne ay cantine la amoon amuñu benn këyit ñi nga xam ne ay seen kër yi nañu déplacé amuñu benn këyit ak ñi nga xam ne dañoo lakkale mu leen di dédommagé mais ñun ñii dañoo am ay këyit yoo xam ne c'est des jugements rendus par le tribunal du travail donc nag ñun ñëpp dañuy war a dédommagé du ma wax rek na la dédommagé société yoo xam ne yii état bi ñoom la amel mais société privée yi na leen am ndàmpaay bu mu leen jox loolu lañ koy ñaan na la wóor ne moom ci campagne bi 8000 travailleurs yëpp ñoo ko wooteel à l'unanimité loolu lañ koy ñaan lu muy aide sociale yi muy def jëpp vraiment social bi mooy jël ci ñun ñoo xam ne ñii ay travailleurs lañu yoo xam ne ñii dañu toog 20 ans 25 ans ñoo xam ne ñii am na ñoo xam ne seen pension de retraite sax motul ñu ngi koy gërëm nag di ko sant lu mu def nag yéex na. askan wi ñoo ma yóbbante. man sama première attention waxuluma siyaas laay waxal man foog naa ne waroon nañ passé fii parce que li may wax samedi laa dem Ndar am na ku fa jaar naa ci kër ñu ni waroon ñu fay depuis tabaski ki ko wax moom mi ngi fi xam na ko mais je crois que ni aussi ay naxe dafa jëm mag mii bu dee lii la duñ ñu fay bu dee lii rek la duñ ñu fay parce que ëppoon nañ lii ba ñuy dem relais ak di dem bunti RTS. mbir mi càcc la lañ la doon fay bu njëkk ña ci njëkk fay ko xam na li may wax même système bee jëkk fan la Sénégal kan la ñuy fay weer avance ku ñuy fay weer yi di retraite ban weer lañ fay. juillet. mais dama ni na delloo si waat xelam na gëm yàlla fay néew gi doole yi nit ñi man nag du ma wax nit ñaa ngi dee mais am na ñoo xam ni dof nañu seen xel yi wëlbati problème yi moo leen koy waaw nañ leen dimbali mu fay ñu suñu xaalis ñaanuñu sarxuñ ngeen baal maaq. askan wi ñoo ma yóbbante. asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu sunu doom ji ñëw fii tey teewee émission bi di ko sant di ko gërëm di gërëm waa Walfadjri tey seen moyen la ñu jël seen bopp ñëw seet suñu pour dolli ñu pousser suñu dossier bi dossier yi li ñu fi wax yëpp administrativement Macky Sall def na ko avant élection yi jël na dossier yi teg ko fi mu ko war a teg ko si cabinet piloté dossier yi ba mu egg primature egg si Birima Mangara ministre bi fi nekkoon ak Ablaye Diop ñu waroon a defuñu kon nag tey li ñu jàng si gouvernement bu bees bi mooy lucidité bi mu am. ba dindi facteur de blocage yi fi nekkoon bu joxee directive duñ ko def kon na am lucidité boobu dossier yi mu monteloon boppam te joxe ay directive pour ñu fay leen mu taxaw si ñu matérialiser ko dans les meilleurs délais ñoo ngi wax ay tabaski mais loolu doyu ko sax gont il suffit que mu yëkkati téléphone am rek ñu commencé matérialiser lépp puisque tout a été monté amatul lu ñuy jeex wala lu ñuy seet kon nag président yow la ñu tàllaloon suñu loxo avant élection yi yàlla def nga ñëwaat. te lii la doon ñaan puisque boo ñëwee si lay gën a yomb puisque xam nga ko te lu si bari réglé nga ko te li si des finition la kon dañ lay ñaan nga jàppale néew ji doole ji toog fii ak seen njaboot buñ ko yaakaarul woon duñ bàyyi seen soxla ñëw toog fii am na ñoo xam mënuñu ñëw puisque coono moo leen jàpp luñ passé sax ñëw fii da leen jafe kon nag lépp loo xam ne yaa ngi koy def si social lii moo si jiitu yelleefu doomu aadama yi toog nga xam ne doon jox seen ñax ak seen doole réew mi ba tey jii mënatuñu dematuñu dikkatuñu kon nag président ñu ngi lay ñaan nga taxaw si dossier bi dans les meilleurs délais nga fay travailleurs yi nga bàyyil ñu xel nag Walfadjri puisque lépp loo xam ne ñoo ngi koy relayer mu koy jotale pour am ay solution la waaye du pour dingat kon nag ñoo ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf kon mbokk yi kaddu yooyu nga xam moom ngeen doon déglu sànq kaddu la yoo xam ne moo tukkee ci ñi nga xam ne ay liggéeykat lañu te yàlla def ñu tas seeni société yaakaar naa ne dégg nañu wax ji te ñi koy dégg tamit xam naa ne am na nu ñu ko déggee comme nuñ ko ubbee woon rek noonu la ñu koy jeexalee dañuy def lu dul delluwaat kaddu gi Ousseynou Diop Ousseynou gannaaw ba leen nuyuwaatee bu noppi dégg nga kaddu gi ana ban jàngal lañ ci mën a def. merci Seydina Omar dégg naa kaddu gi cri de cœur la bon nañu jàpp ni li fi nit wax yëpp yaakaar rek la président de la république na xam ni moo njabootee askan wi yëpp kuy jooy rek ci moom nga jëm te aussi rafetlu nañu taxawaayam. xarabuñ ko parce que boobu ñu àndee ak moom ba léegi ñuy continuer ànd ak moom di am yaakaar bu mat sëkk aussi tamit ci moom parce que nag dafa am lu Mimi Touré waxoon ni on accélère la cadence bi accéléré wul moom mu ñëw ni fast track boobu la ñuy xaar kon am nañu yaakaar ni incha allah du yàgg dina far rangoo ñu liggéeykat yëpp loolu amuñu sax xel ñaar dafa tolloog nag liggéeykat bu tolloo ci ay situation kenn ku ne da nga koy jàppee comme sa bopp il faut que mu wax. il faut que mu coow il faut que mu xuloo mais du dara loo xamante ni lu ñuy def lu rafetul la ci réew mi ñun ñëpp ko bokk
lu baax rek lañ fi bëgg lu baax lañ fi yéene aussi tamit ñi nga xam ñoo ñu jiite yàlla mottali seen yaakaar ak seen yéene ba ñu réaliser vraiment seen mission que ñëpp gis seen bopp ci réew mi. jërëjëf Ousseynou. yaakaar naa ci say kaddu rek ci la ñuy tàggatooyee. sama kaddu gi maa ngi koy jeexale d'abord ci coow li nga xam ne nii ñu ngi ko nemee ko ci biir Sotrac ay liggéeykat doon xeex 2014 ba tey pour réclamer seeni droit ñu dem ba ci biir yaakaar am mu am ñeneen ñu jóg bëgg cee xëpp suuf ñooñu lay sàkku ñu xam ne xeex bi benn xeex la ñuy xeex mooy que les ex-travailleurs ñu fay leen seeni droit kon li ma leen di ñaan rek waay nañu ñëw fekki ci collectif bi su ko defee ñu wéyal xeex bi parce que loolu mu am solo parce que ay nit bu fekkente dañuy xeex waruñoo xaajaloo dañu war a mën a booloo parce que dañ ne booloo mooy doole kon ñu ngi sàkku ci ñoo ñi nga xam ni dem nañu nañ ñëw fekk ci collectif bi rek wéyal xeex bi parce que yaakaar na ne yaakaar dina mën a am incha allah rabbi waaye tamit mënu maa jeexal te sàkku ma ci ki nga xam moom moo di njiital réew mi Macky Sall ngir mu xam ne ni ñi nga xam ne ay liggéeykat lañu situation bi ñuy dund métti na pour vous dire que émission bi jamono ji ñu koy enregistré 13h la ci naaj bu tàng jër la ñuy enregistré émission bi ñi fi nekk ñëpp ay mag lañu naaj bi di leen lakk waaye terewul ñu ngi toog di dund ak ñun émission bi ndax lan ndax jafe-jafe yi nga xam moom la ñuy dund kon lii yaakaar naa ne ku mu mettiwul rek yaakaar naa doo nit quoi kon ndem président Macky Sall wax nga ko nee nga problème yi liggéeykat yi di nga ko saafara kon ay liiween ñu ngi sàkku lii nga saafara ko ci nu mu gën a gaawee ndaxte dafa metti parce que wolof yi dañ koy faral wolof yi dañuy faral di wax naan teraanga doomu aadama mu ngi ci liggéey nit ki nekk ci barabu liggéeykaayam dafa liggéey dafa sutur la ak njabootam nga xëy bis rek daal di koy tas ko ci affaire politique tas ko ci affaire bolle puudar nga bàyyi leen ñoom ñu nekk ci mbedd mi taxawaalu mais kooku rey nga ko kon bu fekkee ne loolu ba ñu koy tas fekk fi woon moom njiital réew Macky Sall tey jii bu jëlee décision wax ne da koy saafara kon ay la yoon mu ñu def lu may rafetlu ko kon li ñuy sàkku ci moom rek mooy que mu baral mbir yi parce que ñii yitte woon nañu ko kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax yéen waa collectif bi di sant mi di gërëm bu baax a baax Mouhamadou Mbodj parce que boobu ba léegi moom it noppalu ko wul waxtu wu nekk mu ngi ñuy woo rek pour émission bi kon ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax di sant mi di gërëm bu baax a baax sama papa yi fi teew tey parce que ñoom ñëpp def nañ déplacement ñoo fekkee ci émission bi kon mënuñu def lu may sant leen gërëm leen